commencement bi mënul dem fépp ñi nga xam ne réseau bi laalu leen ONAS daf leen a fàttaliku ne dafay indi fii li ñu tuddee benn camion hydrocureur dafa ute ak camion yi nga xam ne ñooy manque léegi suñu fosse yi parce que seetlu nañ ne camion yi manque suñu fosse yi buñ dikkee manque ba pare day am lu nekk lu des ci biir fosse bi toujours mooy gaaw a feesaat camion hydrocureur bu ñëwee li mu njëkk a def mooy day jaxase ndox mi ak la nekk ci biir ba pare dooru jël yëpp yóbbu camion hydrocureur boobu bu ñëwee danañ ko teg ci mairie bi ñu waxtaan ba seet loo xam ne lii lu tolloog suñu mën-mën la ñu ne lii ku ko joxe camion bi ñëw tànqal fi mu ne nii ñu ngi joxe ay ñetti junni pour manque rek sa poste wóor nañu ne camion buñ ko amee moom ko moomal ko suñu bopp du dem bay jege loolu parce que ñun ñooy fixé prix bi ñunu neen waa ngi ñu ne su boobaa nag prix boobu lu mënul ñàkk la parce que camion bi tamit carburant lay consommer essence ñi da koy dawal il faut que ñooñu ñu xalaat leen loolu donc moo waral la ñuy yëkkati di ko teg ci ndodd koo xam ne kii bëgg na ci loolu moo mën a permettre ñi nga xam ne ñi réseau bi egsiwul ci ñoom tam ñuy continuer seeni poste ak seeni yooyu ñu koy vider ñu ne nag il faut que ñu xam benn mbir mooy yow mi nga xam ne yow yaa am moom kër gi ñu teg regaat bi ci buntu kër gi bépp tuyau boo xam ne bii day war a jóge ci sa yow regaat ba nga defaral sa bopp di dem ci regaat bële kooku ci sa charge la yow yaay ko ak plombier waxtaan ak moom ba mu defaral la ko mais lu jóge ca regaat ba jëm ca réseau ba ONAS moo koy fay yow daal li la war mooy jéem a fexe fosse yi nekk ci kër gi nga jéem leen a fexe branché ndoo ba ñu nekk benn nga dugal ko ci regaat bi puus ko ba ca regaatu ONAS bu eggee ci regaatu ONAS moom moo koy jël yóbbu ko ca réseau ba kon nag charge bi il faut que ñu xam ne lépp loo xam ne lii ci branchement la ci biir kër gi borom kër gi moom moo koy mais diggante regaat ba nag ak réseau ba loolu ONAS moo koy jël en charge wax nañ ne projet yu mel noonu tamit bu amee fala budda dana am ñoo xam ne danañ ci mën a daan seen doole tuuti nga xam naa ne buñ koy def am na ci yenn liggéey spécialité yoo xam ne peut-être ñoom waa ONAS ñoom ñoo koy indi ay ingénieurs yi ki nangam ak nangam waaye bu amee yenn liggéey yoo xam ne Aziz Diop mën na koo def nga jox ko Aziz Diop mu def ko mu mën cee am dépense waaw loolu tamit xalaataale nañ ko ci projet bi kon nag projet baa ngi noonu man dama ciy jiw bu fekkee ne am na lu des Alimatu dana ko suñu xel dana ci dellu si ñu mën koo expliquer Alimatu moi je te passe la parole. maa ngi leen di nuyu ku si nekk si sa tur ak sa sant di leen jaajëfal tamit si teew bi ñëpp xam nañ ni que temps c'est pas évident ñàkkul ne ku nekk ci yéen ay itte lu am solo la bàyyi pour ñëw teew si fii donc pour ça ñu ngi leen di jaajëfal daanaka amatuma lu ma si yokk ndax père dans l'ensemble def na ramassage affaire yi ni muy demee yëpp peut-être rek si point bu may insister mooy ci tracé bi nu mu war a demee parce que d'habitude ci projet yi loolu mooy andi problème yi day mel ni dañoo def ay prise partisane maanaam dañoo defal ñi defalu ñu ñëw or loolu c'est pas du ressort de ñu relais c'est pas du ressort non plus de l'ONAS loolu techniciens yi ñoo koy déterminer en fonction de la configuration de la commune la ñuy xool fan ak fan le réseau bi di mën a jaar donc loolu du yàgg dara incha allah benn topographe dina ñëw def étude bi et en fonction de étude boobu ñun si suñu wàllu bopp la ñuy xam projet bi ban quartier ak ban quartier ñoo si mën a bénéficier pour la première phase donte projet bi c'est destiné à toute la commune de Guinguinéo mais pour la première phase du mën a jël l'ensemble des 7 quartiers donc en fonction de étude topographique bi la ñuy xamee fan ak fan la mën a jaar et après ñun dinañ commencer ay VAD ay poseries ay focus group lépp lu ci warloo rek
pour informer ñëpp ñi nga xam ne dinañ am chance pour que réseau bi jaar seen kër yi ñu def le tout pour fay montant bi ñu jàpp muy un montant forfaitaire de 36 580. Voilà yaakaar naa bëri la bëriwul ndax boo xoolee c'est limite le prix de 2 vidanges kon nag lu père fàtte wax mooy ni une fois que nga raccordé wu si réseau bi yow moom ilaa yow mi di tàqaliku nga ak problème mu vider fosse une fois que nga branché rek jeex dootoo vider. Il a aussi dit comme projet bi phase 1 la dina am phase 2 incha allah mais en attendant phase 2 bi di ñëw ñu mën a toucher l'ensemble de la commune dañuy andi benn camion hydrocureur wax na ko tamit camion bi machine la donc dina soxla chauffeur dina soxla essence du ñàkk ni oto dina am yenn panne yi wala yenn matériel yu ñuy changer donc dinañ fixer benn somme mais à coup sûr du mat li ngeen doon fay benn somme juste boo xam ne moo ñuy permettre ñu def maintien bi maintenance bi ak ensemble affaire yi ci war daanaka de manière laconique daal loolu la woon léegi nag bu fekkee dafa am amaana ñu leeru ñu ngi leen di déglu ngeen poser ay questions ñu jéem si apporter ay réponses également bu fekkee ne am ngeen ay suggestions wala ay recommandations à l'endroit du projet loolu rek moo ñu fi tax a jóg parce que quoi qu'on puisse dire projet bi seen projet la aussi beneen point boo xam ne père ñëw na si ma bëggoon si gën a insister mooy suivi bi parce que experts yi ñëw moom c'est sûr ay experts lañ seen xam-xam si loolu la ñu wàcc la màcc plutôt donc dinañ def liggéey bi ni mu waree mais nag lu jëm ci toppatoo loolu yéen a ko mën a gérer en faisant quoi ku nekk approprié projet bi ku nekk jàpp ni projet bi maa ko moom te effectivement sax ku nekk projet bi yaa ko moom ndax boo xalaatee ni ngeen di vidéo fii nii suñu enquête de référence yi wax nañu que ne camion bu nekk Kaolack ngeen di oo mu ñëw fii nii et camion boobu déjà balaa moo ñëw il faut ngeen xaar ba am un nombre bu mot lu mu dee 10 donc entre temps bu fekkee man sama foosu kër fees na te amuñu nombre bi ragal naa ndox bi dina obligé dem bay ball ci biir kër gi donc loolu métti na camion bii nag on a fas yéene fi andi incha allah fii lay nekk ak yéen à proximité non seulement coût bi du métti mais incha allah rabbi bu ñëwee à chaque instant nga soxla da ngay oote rek après ñu kii wala comment ça s'appelle camion bi ñëw vidé la aussi ak branchement interne yi mu doon wax dëgg la ku nekk ci sa kër tout ce qui est branchement yaa koy gérer ñun nag considéré wuñu kër comme njël non non kër gi donte am na plusieurs postes donte am na plusieurs njël ñun kër gi rek la ñuy considéré te tamit kër gi que mu am 3 ménages 4 ménages ñun benn kër rek la ñuy considéré du coup kër gi 36 850 francs moom lay fay léegi nag ñoom en interne ñoom ñoo xam ba xam ils vont s'arranger pour kenn jël affaire bi fay ko wala dañuy cotiser wu seen biir fay ko defal benn regard boo xam ne force yëpp dañ fay communiquer mu mën a raccorder wu si réseau ONAS loolu seen cuisine interne la waa kër gi ñoo xam nan la ñu koy defee mais en tout cas daal chaque kër benn montant boobu lay fay te incha allah ku am sens wu réseau bi jaar sa kër dootoo fay courant bi dem mais en tout cas daal yaakaar naa on a survolé l'ensemble des grandes questions bu amee nag point boo xam ne des na leer rek ngeen soulevé ko incha allah. mën nañu wax ne bi ñu dégg nañ ko bu baax a baax te mën nañu wax ne xam naa su manqué yi bariwul donte xawma la ci biir yëpp waaye ku dégg wax xam ne li ci manqué it bu manqué la wax la ca manqué bariwul li ci des nag moo di wax ngeen ko léegi ci biir wax mbir mi kan moo ko moom waa Guinguinéo ñoo ko moom ñeen ñoo koy jariñoo waa Guinguinéo ñoo koy jariñoo sama sëriñ wax na ko léegi ne luy xasaw ca foos ba du xasaw waa Ndakaaru waa Guinguinéo la kon ñu bañ at dana ñëwi parce que bu ñuy wax léegi xëy na ñu ngi dañuy wax naan xëy na dañoo anticiper loo xam ne bi ñëwagul ana kay danañ ñëwi parce que wax na ko léegi ci biir wax ñun sénégalais rek laay wax du ma tooñ keneen ñun sénégalais dañoo am habitude sama yoon newu ci sama yoon newu ci day dem ba ci kër yi parfois day indi problème kër goo xam ne dafa bari famille léeg-léeg day dem ba te fekk mu am benn toilette maanaam benn douche dafay dem ba am problème ci wàllu ña koy defar ka ayee defar ne defaruma ka ca des ne ko boo ko defar du ma ko defar
mu nekk fa ba far kenn dafa mën a doo fi mën a nekk te ñëpp bokk ko Ndakaaru gënee jooy yi ñuy jooy yëpp dara bu fekkoonte ni dafay nekk ndox dong la ak déchets yi nga xam ne ñooy bàyyeekoo ci fosse bi di dem du taxaw mukk waaye li nga wax léegi moo am ay lan la ñuy jël loolu nekk dañuy ko dugal ca biir léegi na ndox ma kale ñu commencé di jooy naan nguur gi deful dara kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen dañuy ñaan yàlla rek mooy yàlla fa yàlla moo tamit li ngeen wax it loolu moom lu wér la gàtti branchement S2 seen o dañ ne bu ñu indee ba ci compteur bi mais à partir de compteur bi yëpp sa kër yëpp yow la mais fii tamit loolu la ma la tëddee kon nag duñu mën a def lu dul waaye nag li ngeen def rafet na leeral ko mu leer ba bu ëllëgee kenn du ci am benn jiixi jaxa gërëm nañ leen sant nañ leen yàlla di ñaan rek yàlla mooy yàlla. problème mu set problème mu wér-gu-yaram aussi day ñëw donc loolu dinañu permettre wax dëgg yàlla ñu am sécurité ci kër yi ba pare am maanaam am santé bu baax ci biir kër yi voilà mais yaakaar naa ne aussi waa ONAS war nañoo tenir compte ci li nga xam ne mooy sécurité doomu aadama yi ak wér-gu-yaramu nit ñi parce que bu fekkente ne dañuy def benn station de pompage Farabougou yaakaar naa war nañ tenir compte ci li nga xam ne mooy wér-gu-yaram loolu yëpp bëgg naa ngeen expliquer ne bu ñu fa defee station de pompage aussi du wàññi population bi dara beneen bi aussi bassin bi ñuy def fële yaakaar naa ne war nañ ko sécuriser de telle sorte que nit ñi aussi wala jur geeg yooyu duñ ci loru loolaa doon am lu may laaj di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf merci. maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal di rafetlu waxtaan bi wax dëgg yàlla li ci ëppoon solo wax nañ ko waaye ma bëggoon rek comme li madame Oulimata waxoon mooy lii dafa doon projet boo xam ne dafa bees ci suñuy bët ndax bu dee ONAS presque dañ koy dégg ci grande ville yi musul am ngeen ñëw mi fi soog a ñëw te ñun jigéen ñi ñun ñoo yor set bi presque ndox mi daanaka ñun ñoo ciy liggéey ma bëggoon ñu gën a leeral ci sensibilisation bi ñu gën ci taxaw gën a leeral nit ñi gën a waxtaan ak ñoom ndax nit ki tamit lu bees yow rek daf lay jaaxal ñaareel ma tamit ma doon laaj ndox moomu ñuy pompage bi ak dressage bi ndox moom ba xam après ñun mën nañu amal njëriñ mën nañ ci am leneen luñ ciy def wala dañ koy dajale foofu rek bàyyi ko fa wala ëllëg mën na am leneen loo xamante ni mën nañu ko jëriñ ndax ndox tamit yaakaar naa dressé ko mu dem benn place nga taaj ko fa war nañoo mën a xalaat ba xam ëllëg mën nañoo amal beneen njëriñ boo xamante ni ndox moomu war nañ ko mën a jëriñoo maa ngi leen di gërëm. kenn ku nekk si turam ak santam vraiment di rafetlu exposé bi Aziz Diop def ak la demoiselle là Alimatou vraiment exposé bu extraordinaire la parce que vraiment ni ñu ko expliquer c'est clair et net mais man dama amoon question bu may laajte bon premièrement mooy ONAS initiative bi mu am nii effectivement dinañ ko def ñun foos yi nekk suñu biir kër dinañ am chance pour génne ko dina am suivi mais eaux usées yu nekk ci mbedd bi est-ce que dinañ ci tirer profit pour mu taataan yooyu di am toujours inondation yi am est-ce que tamit évacuation boobu xalaat nañ ko pour nga xam ne taataan yi am ci dëkk bi ndax dinañ ci profité waale pour mun a évacuer ndox moom loolu laa amoon lu may expliquer. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam particulièrement suñu chef de quartier vraiment dama ko doon wax ne ko grand retraité nga mais man ngaa jot quartier mënuma grand damay noppalu ma ni ko nag fi mu toll macha allah doo noppalu de xam naa ne vraiment moom mi ngi accomplir mission comme il le faut am nañ ci moom yaakaar te yàlla léegi dañuy wax hygiène de vie dañ ni l'homme ne peut pas vivre sans la nature maanaam nit mënut a dund sans nature bi mais nature bi mën naa dem moom rek yàlla ne kullu nafsin zaa'iqatul mawti garab yi dañoo jaay mu ne kullu man alayhaa faan gis nga nit li mu soxlawul bu ko joxee gàncax gi jël ko li gàncax gi soxla nit a koy jël échange la entre ñun ak ñoom léegi nag boo amee seetlu la plupart dama koy wax dama ne xam-xam daf koy jógee ci ki xamul gis nga man bu ma bëggee changer mag mi maa ngi moom duñu ànd dama koy fekk si li mu bëgg pour mën koo xool li may jaar rek moom ko defar sama buntu kër dama koy ji benn garab mais à chaque fois damay xool leen li nit rocc ma ne ko tili mën nga sama place laa ñu sama kër
foos yi nag comme ni ñu koy waxee dana day bouché man sama foos dama jël ngan di tuyau yoo xamante ni daanaka du bouché waaye gis nga jigéen ñi serviette hygiénique yi mi ngi ci biir pax yi mi ngi ci biir foos yi du ko fa dugal parce que ñoom dafa am benn affaire aada bu ñu aada woo loolu dañ naan duñ ko sànni mais boo ko dugalee mi ngi ci biir foos ba léegi ne lu koy xëcc pour ñëw war ko yóbbu te sa solide boobu ñoom ñoo war a jéem a xool nan la ñuy fexe ba def parce que quel que soit alpha li may wax à chaque fois yàlla bu ñu daaw xama parce que ku dul fay du fay léeg-léeg yaay xool lamp yi ndax fay nañ ko yaay xool robinet tëj nañ ko parce que ñaanoo yàlla ñu ko bële gàcce lay doon waaye bis boo fi jógee nag ñu continuer noonu yaakaar ne yaa ngi fi ba léegi facture bi ñëw ci lañ koy doog a jàpp salaamaaleykum wa rahmatulah. c'est-à-dire da ngeen ne 36 580 la ñuy fay may laaj 36 580 yooyu ndax benn coût bi benn yoon ngay fay wala ndax day am mensuellement da ngay fay wala da ngay fay par naka lay paiement bi di demee. am garage grillage boo xam ne da koy sécuriser ba suñu jur yi par exemple duñ ko tàbbi li ñu waxul mooy mbir mi ay étape la étape bii mooy jéem a fexe ndox yi génn ci mais am na beneen étape boo xam ne dañ ne station de traitement des boues de vidange maanaam bu fa demee dañ koy traité segg ndox mi ak leneen li dana am luñ ca def ba mu nekk engrais ndox mi danañ jéem a fexe nuñ ko def ba nit ñi mën koo def maraîchage wala yooyu loolu beneen projet la pour wane rek ne dara du ci yàqu duñ ci sànni dara li nga xam ne mooy jóge ci douche yi ak yooyu danañ ko traité ba mu nekk engrais boo xam ne foo ko sotti tubaarkalla ndox ma tamit danañ ko traité de telle sorte que dana sell nga mën koo utiliser def maraîchage ci ginnaaw wala yooyu loolu ci deuxième phase wala troisième phase wala buñ ca eggee incha allah tamit buntu la boo laaj nañ fi ndoxu taw malheureusement projet bi du jël en compte ndoxu taw waaw nañu waxante dëgg ndoxu taw dafa am ay circuit boppam dafa am yoonu boppam war a am ay rigolu boppam lii ndox yi ci kër gi rek mun lay jël en compte ndox yi ci kër gi mënuñu sama buntu kër taa ma naka nga koy fay gis naa que bu ñu bind loolu mais nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di ñu waxaguñ lu jëm ci loolu xam naa buñ ca tolloo peut-être danañ mën a waxtaan ak ñoom kon leen ne leen ak 36 000 nangam kat defal ma ko ñaari pàcc su ma joxee bii mel ni yoon ma joxe bii peut-être que beneen bi mooy gestion eaux usées yi mooy wàllum eau grise yeeg fosse yi mooy bi ñu concerné beneen bi mooy gestion des eaux pluviales ñun nag pour phase bii nii projet bii nii teew eaux usées ménagères yi rek la ñuy utiliser la ñuy traité plutôt peut-être dina amee boo xam ne dina gérer eaux pluviales parce que gis nañ ni ci enquête de référence yi que xaw na leen sonal tuuti mais pour le moment jëlaguñ ko en compte et si question boobu noonu maa ngi leen di exhorter parce que on a la fâcheuse habitude di def bu tawee bu commencé taa rek ñu jël ko dugal ko ci rigole yi loolu peut-être dañuy yaakaar solution la mais c'est une solution ponctuelle sur le moment dina yóbbu ndox bi mais sur le long terme dafay yàq canalisation bi parce que canalisation bu ñu ko defee dafay am capacité loo xam ne moom loolu la mën a yóbbu donc bu ko ëppee rek day yàq station loolu mooy faral di am sax boo gisee Dakar dañ leen di defaral station mooy pour buy yóbbu ndoxu taw yi mais au bout de quelque temps après dafay yàqu parce que nit yi ñoo koy yan loo xam ne moom attan na ko soit fu lay day yàqu soit station fu muy daje foofu bouché wala genre affaire yooyu noonu donc daal jàpp leen ni pour bii nii eaux usées ménagères yi eau de fosse yi yooyu kese moo ñu concerné kii tamit mi ngi wax ci sensibilisation sama mbokku jigéen ñi effectivement foofu sax la ñu gën a accentué parce que boo xoolee majoritairement jigéen ñi projet bi ñoom la gën a concerné parce que ñoom ñooy liggéeyu kër yi mbuus yeeg serviette yi déchets solides en tout cas yi mën a boucher fosse yi yëpp ñun ñoo ko fay def donc dañu exhorté ku nekk boo defee sa regard ba pare nga fexe ba même bu fekkee ni mooy kii yi la li ñuy jëlee ci tamee noonu je sais pas trop waaw même bu dee loolu saa nga si def lal ko si juste pour mu bañ a boucher affaire yi mais boo ko bàyyee mu yàgg a dem rek da koy boucher yàq ko mi ngi wax tamit ci sensibilisation incha allah dinañ ci gën a accentuer
déjà commencé nañ ay réunion communautaire ci chaque quartier mais lii daanaka benn entrée en matière la rek on prévoit de faire ay focus group on prévoit de faire ay VAD. ñi nekk fële di gas station d'épuration de boue de vidange on a gis ngeen leen tubaab yi nekk fële ñoom ñu nga ca lay la nga xam ne moom mooy seen wareef wax nañ leen Alimatou wax nañ leen aussi ne am na technicien yoo xam ne war nañoo ñëw pour xool fan la réseau bi war a aw kon mbir mi démarré na peut-être que affaire paiement bi il faut que moom ñu toog ba xam réseau bi fu muy aw ñu xam yan kër ñoo mën a branché wax naa ko fi léegi bëgguma Aziz Diop nekk fële réseau bi aw fii mu dem joxe 36 000 nangamu 580 réseau bi sori na ko mu taxaw fee di xultu naan man de joxe naa sama xaalis boobu ak léegi kenn def nangam kenn nangam dañuy seet fi réseau bi di aw ñooñu relais yi danañ ñëw ci ñoom wan leen ne leen réseau bi aw na fii mën ngeen a branché buñ ne dañoo bëgg a branché ñu jox leen ay ticket yooyu la ñuy dem yóbbu bu ñuy branché pour wane na réseau bi aw na ci seen wet mbir mi branché kii na mais il faut que réseau bi. Vraiment projet bi am na solo macha allah et on l'accueille à bras ouverts parce que man personnellement j'ai vécu cette situation à Thiès ñun foofu on avait ce problème d'assainissement suñu ndoxu fosse yi da doon fees bu tawee nag ndox bi fosse bi jaxaseeg moom vraiment amul benn hygiène mais depuis ba ONAS ñëwee defal ñu seen canalisation yooyu depuis jour boobu amatuñ benn problème foofu suñu quartier 10e à Thiès moo tax ma leen di ñaax di leen wax yéen ñëpp képp ku nga xamante ni ce que mën ngaa branché wu ci regard yooyu ONAS di def incha allah na nga def tout ba liñ la laaj nga joxe ko pour nga mën a am regard yooyu nga mën a branché wu ci canalisation yi jërë ngeen. Merci.